bon su la neexee pour nga jël beneen version jëlal sourate 57 verset 20 moo gën a exhaustif ci li ma bëgg a wax jëlal sourate 57 verset 20 57. waaw verset 20 57 hein 57 20 d'accord verset 20 d'accord sourate 57 verset 20 bon balaa ngay commencer nag on sait que tu as sommeil déjà puisque tu nous l'as dit plusieurs fois. Merci. Non, je l'ai dit et répété. Maintenant, je vais le lire simplement dans la traduction. Non, mais parce que c'est la vérité, hein, c'est très réel. Tout à l'heure, on m'a dit que j'étais en train de ronfler dans mon live. Demande-le. Voilà, moi, je suis véridique. Moi, je suis véridique jusque dans l'ADN. Même à mes parents, je leur dis la vérité là chaque. Donc, sourate 57, verset 20. Sachez que la vérité, que la vie présente n'est que jeu et amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à la pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane. Et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un châtiment dur et aussi un pardon, un agrément de Dieu. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Mais ça, c'est très clair. Ça n'a rien à voir avec l'irréel. Ici, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Non, attendez. Non, Abakar, xaaral waxuma est-ce que ça a à voir ak telle chose wala telle chose dama ne la nga liiral ma aaya bi rek nga wax ma ci sa dégg-dégg lii kese laa laaj s'il te plaît. Voilà dama la ko liiral ne la yàlla suñu borom dafa wax ni na ngeen xam ne àdduna gii dund gii du leneen lu dul ab foo ab poola akub caaxaan ak loo xam ne amul njëriñ lu ñàkk njëriñ la mu nekk benn jogante seen biir ci rëy-rëylu ci seen biir ak di jogante ci lan ci dajaleem koom ak ci ay doom mu ngi mel ni loo xam ne gàncax goo xam ne ginnaaw ba mu tawee mu jug fuddeeku ba yéen ña nga xam ne ñoo ko bay waaye mu dem ba mu yàgg mu nax saay mu daal di mel ni lu jaune nax saay ba noppi nag nekk yoo xam ne ay yàqu-yàqu la loo xam ne débris la débris mooy loo xam ni lu tas la loo xam ne lu yàqu la débris firéwul ak nen et dans l'au-delà ci yowmal qiyam am na benn mbugal mu tar mu leen di xaar akum jéggal ak ngërëmal yàlla te na ngeen xam ne dund gii kat am bànneex la boo xam ne bànneex bu leen di nax la lii lay firi lii la aaya bi di wax ci wolof dama la ko faram-fàcceel sax ci wolof la. D'accord man li ma jaaxal mooy Abakar quand tu veux parler wolof tu parles un bon wolof mais quand tu veux leurrer les gens tu dis que tu ne comprends pas wolof wala sa mooy def lay rek ci wolof anyway baal ma continuer s'il te plaît. non xam nga sama wolof day jékki-jékki baax jékki-jékki yàqu parce que bon xam nga loolu li ko waral fi ne logiciel bi day planqué. non voilà très bien yow tu es intelligent léeg-léeg damay planqué ci wolof gi moo tax ma koy mottalee français te fi mu ne moom sama planqué day yomb parce que sama moteur bi fi mu ne wax dëgg yàlla li mu daw dafa bëri li mu joxe dafa bëri. D'accord. am na solo léegi Aboubacar bu fekkee dund àdduna bi nii la mel maanaam luy trompé wala luy nangam la est-ce que man dinaa am dëgg su ma waxee ne kon sama conception ci lii nii yàlla misaalal ma yëpp mooy ne duut existence bu réel duul existence bu ma war a jàpp ak agrippé wu ci nangam ak nangam maanaam daal dinaa fexe ba def lu may jëriñ waaye pas ma bañ a topp àdduna bi nga xamante ne nii tôt ou tard dafay rëcc sama loxo comme ni jën di rëccee ci loxo ku diw laalo ci loxo est-ce que dinaa am dëgg ci ma def loolu su ma ko defee di la jaajëfal bu baax nag ci reetaan bi nga ma reetaan loo ça fait depuis suba ak léegi reetaan moo comme ni ma reetaanee. Bon xam nga encore une fois moi je pense que il y a juste un amalgame entre encore une fois ici ci cadre bi entre le réel et l'éphémère puisque Dieu nous dit
que cette vie présente, sachez qu'elle est éphémère. Éphémère mooy loo xam ni du sax dafay jeex. xam nga entre mbir yi nekk na waaye dafay jeex doonul lu yàgg bu mu leen nax ak mbir yi nekkul ça fait deux fi mu ne ko mel ni imaamul Ghazali moom ci boppam ca njëlbeenam ba muy gëstu waa ahlu tasawuf ci biir nga xam ne benn démonstration benn recherche intellectuelle la boobu amul gul la zawq boobu expérimenté gul dafa ñëw ne ah awliya yi kat ñoom dañoo ne mbir yi nekkuñu waaye man mënumaa weddi le fait que nit mën na teg dara ma làmb ko daj ko alors que ñoom dañuy weddi ne que dara nekku fi lu dul yàlla amul beneen dund bu dul yàlla mu ne moom mënul jàpp ni que loolu dafa illusoire wala que loolu existé wul donc moo tax ma ni en conclusion pour gàttal yàlla ci aaya bi daf ñuy wax ne yéen adduna bi lu am la ndax man yàlla maa bind asamaan ak suuf ak li ci diggante bi ci dëgg te binduma ko ci ak neen waaye na ngeen xam ne adduna bii de doonul luy sax kon bu mu leen nax loolu nag bokkul ak adduna bi nekkul wala adduna bi lu illusoire la mooy yéen a jàpp ne dafa am rek mais amul déedéet loolu jotewuñ dara aaya bi wax la lool aaya bi dalee soññ ci ni bul topp adduna parce que dama la jox un temps mooy man yàlla maa la saxalal ak dund boo xam ne am na fu mu tàmbale ci juddu te am na fu muy jeexee ci dee loolu la daal. simple mu bëggoon ci am réponse. waaw dégguma woon entre parenthèse bi xam nga damay bëggee nag fi mu ne. da ngay bëgg. waaw damay bëggee. fi mu ne moom ok nga wax dara affaire yi rek est-ce que kon duñ bàyyi ba nga ndogg ba chargé batterie bi affaire yi fees ñu doog a kiyaat. waaw loolu de wax dëgg yàlla. loolu de wax dëgg yàlla waxtaan ak mbër mu nekk en formule moo gënal waxtaan mbër moo xamante ne dafa nekk en kii. waaw fi mu ne wax dëgg yàlla ba ngay waxtaan ak man moom. ci ay nelaw yu metti laa jógee ndax dama doon ñaandoor bi yéema. waaw. waaye léegi voilà deux dernières questions rek léegi bu fekkee loolu la si tel est le cas quel est le problème bi Aboubacar am ak Cheikh Baye buy wax ne puisque àdduna bi lii la amul dara lu fii sax man damay jàpp ne lépp ay caaxaan la et damay fexe agrippé wu ci li nga xamante ne moom mooy dëgg-dëgg gi te moom mooy lu may jëriñ bis penc quel est le problème avec Aboubacar bu Cheikh Baye waxee loolu. waaw le problème c'est que gis nga ni nit ñi mënee dund di caaxaan ba caaxaan yooyu nekkul lu nekk waaye amul njëriñ bu ñu def amalgame entre lii nekkul ak lii amul njëriñ puisque ñi nga xam ne ñu ngi jaamu yàlla wuti yàlla ñoom kat lu ñuy def lu wóor la ñoom kat lu ñuy def lu am njëriñ la moo tax yàlla sax da ngay gis mu dem ba ci biir alquran ni ñi méritoo samay xéwal dëgg-dëgg mooy ñiy jaamu yàlla ceux qui méritent mes paroles sont ceux qui adorent leur Seigneur donc ñi adorer seen Seigneur yàlla day saxal ne ñoom kat ñu ngi def li baax di def li gën te ñoom kat yàlla dana leen feye àjjana gu wóor feye leen ngërëm muy lu leer muy lu réel nekkul lu illusoire tudd yàlla jaamu ko def ay ndigalam bàyyi ay tereem loolu nekkul ak neen te nekkul lu illusoire waaw lu vrai la. Aboubacar ndax yow gëm nga ne su dul woon nag nekkul yàlla gi amul yàlla gi mu am nga xam ne moom mooy amul dëgg-dëgg su dul woon nag moom beneen am du mën a am ndax amul benn am bu mën a amal boppam ndax gëm nga loolu waaw wala déet. waaw amul beneen am bu mën a amal boppam la dul yàlla waaye yàlla moomu nga xam ne non s'il te plaît pas de commentaire merci beaucoup ci réponse bi amul benn am bu mën a commentaire bi baax de pour bañ ñu bu samay wax wala ñu interpréter kenn du yóbbu say wax Linus moo fi kii te Linus kii ne après day kii léegi maanaam yàlla mi nga xam ne mooy aji nekk ji nga xam ne jàpp ci bu nekkam amul woon beneen nekk du am moom ci nekkam gu dëgg jooju moo ñu amal ci dëgg waaw Aboubacar jàpp ci léegi puisque amul benn am boo xamante ne moo mën a amal boppam lu dul ci am ak yàlla gi est-ce que lu mënta amal boppam mën nañ koo jàppee lu dëggu te fekk lu dëggu amal ko yow ci oublie que ne yàlla mi nga xam ne mooy aji dëgg ji moo ko amal ci dëgg xalaqat samawati wal ard bil xaq allahu akbar kabira subhanallah li nga tontu ak li ma laaj bokkul en plus aaya bi ngay attends aaya bi ngay insinuer depuis sànq xalaqat samawati wal ard bil xaqi ça n'a rien à voir ak ni nga firee aaya bi
maanaam lim aaya bi bëgg a wax mooy yàlla dafa bind asamaan ak suuf te ay caaxaan taxul duwut ne dafa bind asamaan ak suuf ñu nekk dëgg ñoom asamaan ak suuf déedéet aaya bi koy firi sànq ba léegi yaa ngi fiy junj tafsirul quran bil quran aaya bi koy firi mooy wa maa xalaqna as-samaa wal arda wa maa baynahuma laa'ibiin aaya boobu indil naa la ko sànq wala ci beneen ba wa maa xalaqna as-samaawaati wal arda wa maa baynahuma laa'ibiin donc xalaqa as-samaawaati wal arda bil haqqi jëmmi amal gi ko yàlla amal du ay foo moo tax waaye non non du non ne loo xaar abu ça c'est abu un abu tawil c'est un abu tawil xaar waaw ce abu tawil xaaral là il abu n'est pas exact abu xaaral s'il te plaît waaw xam nga sànq ba léegi yow li nga fi wax say taawilaatu bopp la ak traduction bi ngay lire en français te pourtant waxuma la ne lii sa taawil la il n'est pas exact par contre man li ma lay wax nii amul ku ko mën a dindi parce que amul arab bu nit mën a jaar ba dindi li ma wax nii ne lii la aaya bi di tekki n'est-ce pas soo bëggee mën nañoo xool aaya bi nga xamante ni moom laa la waxoon sànq ci wa maa xalaqna as-samaawaati wal arda wa maa baynahumaa laa'ibiin ñu xool niñ ko tekkee en français ma ne ak bon ñu xool d'accord je te aaya pose une question la particule bi quand tu dis la particule bi comment tu nan nga koy firé j'ai pas compris c'est la Dieu question qui a créé les cieux et la terre par la vérité yaa ngi dégg wala nga ne en toute vérité avec certitude waaw léegi yow yaa ko bon firé yow noo xaaral dinaa la jox beneen aaya boo xamante ne am na particule boobu ngay wax ci wa bil haqqi anzalnaahu wa bil haqqi nazal bi nekk waaw surat Isra xaaral attends wa way bil haqqi anzalnaahu wa bil haqqi nazal wa maa arsalnaaka illaa mubashiran wa naziira ak aaya bi nekk ci suratul Hijr bi yàlla di wax ne wa aataynaaka bil haqqi wa innaa la saadiquun donc donne-moi les deux versets surat benn bi surat 15 verset 64 je crois mooy wa aataynaaka bil haqqi bi beneen bi surat 17 verset 105 verset 74 64 64 15 64 17 105 wa aataynaa bil haqqi wa aataynaaka innaa la saadiquun waaw muy lii nous sommes venus à toi avec la vérité et nous sommes véridiques léegi xam nga yow da ngaa bëggoon a agrippé ci particule bi baatu bi boobu noonu nga bëgg cee tabax ne kon yàlla non mais mën na bañ a bokk nag selon le contexte nag attends waaye man de Cheikh Baye abu man ma bañ a fi defal ndànk Cheikh Baye du nii de Aboubacar man man pas manipulé Aboubacar non Aboubacar je te manipule pas je sais pas de te manipuler c'est comme damay quand je dis yow c'est attends comme quand je dis attends s'il te je plaît donne un exemple en français attends je s'il te donne un plaît exemple en français vas-y dégg nga c'est comme si je te dis je suis venu dégg nga maam par la vérité je suis venu te défendre dégg nga maam avec la vérité yaa ngi dégg je suis venu te défendre avec la vérité et je suis venu avec le vrai Coran tey bu ma la nee je suis venu te défendre avec la vérité ak je suis venu te défendre avec le vrai Coran wala avec le vrai livre même en français du bokk je suis venu te défendre avec la vérité c'est-à-dire j'ai apporté ay seede yu wóor je suis venu avec ce qui s'est réellement passé et dans un autre contexte je te dis je suis venu avec un livre avec une matière donc ici ça peut signifier loo xam ne lii c'est quelque chose qui n'est pas tangible et d'un autre côté ça peut signifier quelque chose de tangible xam nga donc n'essaie pas de manipuler ici nous sommes venus à toi avec la vérité bil haqq wa inna sadiqun non attends Aboubacar nous venons à toi avec la vérité xaw ma ndax seetlu ngeen benn affaire man sax je vais dire ici on peut dire que nous sommes venus à toi par la vérité Aboubacar doo ma may ma wax s'il te plaît à la waaw may ma jox la exemple bii rek ma jël aaya Ramadan bi quand Dieu dit dans la aaya Ramadan je te montre quelque chose
Attends 2 secondes, je te montre quelque chose. Attends, tu vas comprendre ce que je vais dire. Voilà. Sourate 2, verset 185. Sourate 2, verset 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. Gis nga. Dieu dit, c'est dans ce mois de Ramadan dans lequel nous avons révélé ce Coran, qui est une guidance pour les croyants. وبينات من الهدى, et une explication claire de la guidée. Voilà. Donc, cette tentative-là, elle ne passera pas. Dieu dit que nous avons créé les cieux et la terre en toute vérité. Quand Dieu dit au prophète, dans la sourate Al-Mulk, c'est ton Seigneur qui a créé des cieux superposés sans y avoir mis des poteaux. Lève ton regard et regarde. Retourne ton regard, il te reviendra rabaissé. Ça veut dire que Dieu les a créés en toute vérité. Lu leer nañ la, lu palpable la, Bon, du lu illusoire, du lu fictif. Aboubakar. Ça c'est clair. Beaucoup. Merci. C'est pas clair, ce n'est clair que dans ta tête, Aboubakar. Xaw ma ndax yéen comme bàyyi ma wax Aboubakar. Je sais pas qui a compris, mais pas man Aboubakar. Beneen bi mooy xaw ma ndax seetlu ngeen benn affaire. Aboubakar, quand il sait que il n'a pas raison, dafay essayer wax le maximum possible de temps bañ a bàyyi keneen ki mu wax, pensant que à force de trop parler, il arrivera à avoir raison. Aboubakar, man, je sais pas de manipuler. J'essaie juste de tirer les choses au clair et de la manière la plus simple et la plus accessible possible. Beneen bi yow sama waay nga bëgguma la mettre ci situation inconfortable wala ci zugzang wala ci échec et mat, moo tax ma lay ménager comme ça. Léegi Mohamed def ma gën ay commentaire sama caméra bi un peu Aboubakar xool aaya bi mu fi nekk yanu ko depuis sànq yàlla dafa créé asamaan ak suuf bil haqq. Voilà Aboubakar aaya bi mu ngi nii mu ngi nii Sourate Nahl verset 3 xalaqa samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun. Bil haqq bi moom la Aboubakar agrippé wu depuis belle lurette. Maintenant baatu bil haqq bi laa ko laaj mu nekk daan day def tafsiru Quran ba Quran dañ xool même ci traduction française bi muy lire moom boo lire traduction française baatu bil haqq bi li muy tekki daf naan la il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Moom laa la wax depuis bañ commencé naa la koy ci wolof maanaam yàlla créé wul asamaan ak suuf pour fo lim leen créé moom yàlla du ay jaaxaan wax na ko ci beneen aaya wa maa xalaqna samaa wala baal ma daaneel Aboubakar. Donne-moi le verset. Verset 3 sourate An-Nahl, sourate 16 verset 3. Attends, je vais te montrer. Merci beaucoup. Donc depuis ba nga commencé bi nga njëkk a indi aaya bi loolu laa la wax ma ne la firiwul li muy tekki mooy yàlla créé wul affaire bi moom yàlla ngir caaxaan waaye du ne yàlla dafa wax ne dama koo créé te ñu nekk ay dëgg. Aboubakar en cherchant avant tëjal si micro le temps bi daaneel. Donc voilà lii laa doon souligner. Amenez-moi au grand écran en attendant qu'il finisse. Toi, tu penses que tu peux manipuler comme ça? Attends, c'est mal me connaître. Amenez-moi au grand écran et que j'allume ma caméra et que je vous montre. Voilà, très bien. Kay bay. Wow, kay bay. Mugini. Nous avons créé, il a créé les cieux et la terre avec la vérité. Avec la vérité. Qu'ils soient exaltés au-dessus des partenaires qu'ils ont établis. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Et il est élevé au-dessus de ce qui lui associe. C'est clair?
Moi, tu penses que tu peux t'en tirer comme ça, dem jëli tafsir bu la neex et puis me réduire au silence. Mais c'est mal me connaître. C'est très mal me connaître. Bon, Aboubacar, je te rappelle encore une fois, man, j'essaye pas de manipuler. Non, moi, je ne sais pas, je ne connais pas tes Non, intentions. baal ma wax Aboubacar baal ma wax di nga ma may ma wax wala doo ma may ma wax s'il te plaît. Wax dëgg yàlla bon Aboubacar man j'essaie pas de manipuler su dee am na kenn ku am problème yow la mooy yow mi nga xamante ne traduction verset bi ci Coran seul képp nga koy lire et man balaa ma lay taalal traduction bi en français wax dëgg yàlla sukkandiku ma ci traduction française pour xam li verset bi di tekki damaa sukkandiku ci xam gi ma xam langue arabe te wax naa la ko sànq li ma la wax ni amul koy indi ci àdduna ku xam langue arabe ku koy teggi maintenant nag aller dans un site boo xamante ne ñoom dañ ne la xam jaa comme ça bokkul ci alxuraan nga defa jëlee traduction ba pare ñëw ne kenn du la manipuler bon am nga l'attitude nga def lu la neex kenn ku nekk mën na def lu ko neex après ñiy déglu danañ apprécier mais li ma la wax dara du ko teggi aaya bi tekkiwul li ngay wax nii wala li nga ko bëgg a yenn nii ku tëbal Aboubacar baax na ñu pause ba mu ñëw. Bon xam naa dafa am appel envoyé naa ko demande mën ngeen gars yi mën ngeen continuer en attendant Aboubacar ñëw. Voilà. Alors, Voilà. On continue. Après, on fait mon grand écran. Je vous ai mis le tafsir là-bas. Ces gens-là, c'est des experts en tafsir. Personne ne peut nier. Non, Aboubacar xaaral. Ah, Non, xaaral. Man, je vais pas employer le mot tu veux nous manipuler, tu veux me manipuler, voilà. Je vais pas employer ce mot. Mais quand tu viens nous afficher site Coran seul, ba pare vouloir nous dire que ces gens-là sont des experts en tafsir, là, Aboubacar, tout le monde saura apprécier li nga nekk di def. On sait tous que... non, attends, laisse-moi daaneel. Laisse-moi. Tout le monde sait ici, c'est un secret de polichinelle, que les gens de Coran seul ne croient même pas au livre de tafsir. Ils ne croient même pas au livre de hadith, à plus forte raison au livre de tafsir. C'est des gens qui disent que le Coran seul la ñu war a topp et même dans ce site-là, ils ont enlevé laqad jaakum ci seen kii ci seen alxuraan bi. Donc, si tu viens ici nous dire que ces gens-là sont des experts en tafsir, sont des experts en tafsir selon Aboubacar moom, mais pas en tafsir ñun li ñu xam ci téere tafsir yooyu. Mais vas-y quand même, de toute façon. c'est-à-dire qu'ils vont tellement essayer de traduire d'une façon parfaite le Coran. Pourquoi? Dans quel but? Pour faire prévaloir leur fausse idéologie comme quoi on peut se limiter qu'au Coran. Donc justement, c'est là où en effet la traduction, elle est très claire et je crois que j'estime que pour avoir lu des dizaines de tafsirs, qu'ils sont très bien, qu'ils sont savants et sachants. Parce qu'ils ont l'honnêteté de mettre différentes traductions
différents entendements, ils ont cette honnêteté. Le tafsir, tu as 5 tafsirs qu'ils font. 5 tafsirs, bu ci nekk bokkul ak sa morom, c'est ça l'honnêteté. Te bañ a indi benn boo xam ne bii mën na tënk nit ki ci ni muy jàngatee mbir ya. Donc j'estime, je juge en tant que savant et en tant que chercheur chevronné, j'estime que li ñu def nii mandute la. Quoique c'est pas que nit damay wute ak moom ay gëm-gëm ko du ma ko nangul dëgg gi muy teg, non. Voilà, ça c'est un bon tafsir bil haq avec la vérité. Bil lafzi kun. Voilà. Abubakar léegi attends man sincèrement Abubakar nag maa neex quoi léegi mën ngeen tege Abubakar fii ngeen def ma ci grand écran bi ma mën ko dara vite fait xam nga moom ay gars yu dugal seen benn site lay ñuy defal boo xamante ne ñun xamuñ kan moo moom site bi. Non, alors Cheikh Baye, en tout cas, xaaral Abubakar je sais que tu as sommé mais xaaral je sais que tu as sommé mais xaaral xam nga c'est quoi le débat? Abubakar je sais que tu as sommé mais bay ma wax Abubakar. xam nga léegi yàlla. non sois courtois nag Abubakar sois courtois sooy wax damay noppi may la nga wax ba daaneel mais may ma wax mais quand tu sens que tu es dans un zigzag rek nga commencé di ma couper on va pas faire ça Mohamed wala modérateur dégg nga ma grand écran s'il vous plaît. Abubakar man bëgguma di la mettre en difficulté comme ça wax dëgg yàlla sama waay nga quoi bon léegi moom Abubakar benn site web la ñu wan boo xamante ne xamuñ ndax ay israéliens ñoo nekk ci ginnaaw xamuñ ndax Mossad la wala unité 8200 la wala ñan la wala mbokki Rachad Khalifa yooyu la on sait pas en tout cas lii ma koy wan moom téere la bu tudd Tafsirul Qurtubi te lii mën na cee dellu ci mboolem téere yi mu am même version papier bi Tafsirul Qurtubi c'est un tafsir reconnu dans le monde musulman surtout l'école sunnite site bii nii muy wax ni moom le monde musulman ne le reconnaît pas l'école sunnite ne le reconnaît pas. Ce n'est reconnu que par les coranistes. Le Tafsirul Qurtubi boo ñëwee ci volume 10 ci page 68 ci sourate An-Nahl mooy sourate 16 ci aya 3 xalaqa as-samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun mooy verset bi doon wax sànq. Qurtubi mu ne qawluhu ta'ala xalaqa as-samawati wal arda bil haqqi ay baatu bil haqqi moo ma intéressé wa qiila bil haqqi ay للدلالة على قدرته وأن له الله أكبر دوما باي بدان أبكر سبحان الله خلق السماوات والأرض بالحق premier sens bi mu joxe sax mu ne للزوال والفناء ndax dafay jeex dafay dañ waaye lii moom intéressé woon mu ne بالحق ay للدلالة على قدرته maanaam ngir wane dooleem moom yàlla waaye duwul ne dafa bëgg a wax ne ñoom dañoo am ci dëgg waaye yàlla bu waxee bil xaq li muy tekki mooy wane dooleem moom yàlla voilà beneen premier bi intéressé wu ma moo tax waxuma ko. Abubakar s'il te plaît Abubakar s'il te plaît beneen bi Abubakar may ma 30 secondes ma daaneel s'il te plaît je te laisse parler bii moo ma intéressé mooy bii nekk en rouge nii ay li dalalati ala qudrati beneen bi intéressé wu ma waaye mooy ay li zawali wal fanaa xalaqa samaawaati wal arda li zawali wal fanaa wa qiila bil haqqi ay li dalalati ala qudratihi. léegi Abubakar nañ xool ñaari baat yi yow ni nga ko firi ak man ni ma ko firi yow dangaa firi ne asamaan bi ak mbindeef yi lu am la seen am bi lu réel la parce que yàlla nee na xalaqa samaawaati wal arda bil haqqi ma ne la Abubakar firiwul loolu bil haqqi li muy tekki mooy bindut leen ngir fo sama firin boobu noonu ma ne la kenn mënu koo teggi léegi ñu ñëw fekk Qurtubi moom wax loo xamante ne nii sama bos la gën a jege mooy yàlla dafa bind asamaan ak suuf ngir wane dooleem waaye du ne daf koo bind ngir ay caaxaan ça n'a rien à voir ak yow firi bi nga joxe que ne daf bind asamaan ak suuf ngir ne asamaan ak suuf ay dëgg lañu seen existence dafa réel ça n'a rien à voir avec ça voilà maintenant tu peux parler. barakatul Quran benn nga am mooy bu la ko ransel jox lépp lu ko ransel waxul Abubakar xamoo ko parce que loolu waral sa xaaral lii dinaa ko daaneel Abubakar su ngeen ko déggee muy xànju naan j'ai le barakatul Quran mooy lu ko ransel wax yu ko ransel kese xaar tuuti wax yu ko ransel kese la Abubakar am moo tax bépp aaya boo ko wax xamul fu aaya bi nekk lu dul boo ko joxee numéro aaya bi ak numéro saar bi
ku am barakatul Quran soo ko waxee aaya du la laaj numéro saar bi ak numéro aaya bi dafay xam fu aaya bi tollu directement Abubakar da ngay xànju rek fii on se sait ah fii daaraay lëg la daaraay lëg la gudd nopp dem fi jaay man fii nga may fekk loolu ñuy wax naan tontu du forox dama ni man je suis capable bu ma neexee sujet bu ñu waxtaan ci alquran ma génneel la lu ci bëri ci li aay yi nga xam ne da ciy wax indi ko nii ci sama biir bopp déglu rek waa xaaral rek defal ndànk Cheikh Baye waaw là-bas n'est pas le débat defal ndànk rek barki yàlla Aboubacar seul on fait un exercice maanaam on se met au défi doo ubbi Coran seul duma ubbi benn application aaya alxuraan bu ma la wax nga wax ma fan la nekk aaya bu te nga wax ma li muy tekki aaya boo ma wax la fi mu nekk ak li muy tekki te doo ubbi application man duma ubbi application doo ubbi téere duma ubbi téere on fait un exercice de vérité et de justice boo la neexee ñu taal suñu caméra yi ma ne attends defal ndànk xam nga man j'ai dit ici ne la et ça je l'ai dit dans tous les panels ne leen li tax tey bu ma la waxee benn aaya bu ne ci alquran mënuma la wax ci surat nangam la nekk ak verset nangam parce que yàlla bu muy dogal ma mokkal ko te alquran barke alquran ak weeru koor gi benn yoon laa ko mës a liir sama àdduna maanaam tafaasir yi ma mës a liir yëpp ñoom ñëpp dama leen tegandoo nii liirandoo leen ci benn toogin ci ab diir ci lu toll ci 2-3 mois ci laa ko gëj a def ba ilaa yow mi naa xasa li ci des yëpp arab gi laay jàng di ko tari ngir wàccee alquran mais dama nii li tax mënuma ko c'est parce que ba may jàng man je n'avais aucune intention de rentrer dans voilà li mu saxal ci aaya bi te dara du ci dëgg ma corriger ko ci c'est ça la barakatul Quran c'est de ça dont je parle mais pour en revenir au tafsir dont tu parles mais le tafsir a dit quelque chose de clair qui va dans mon sens nettement parce que toi ce que tu as dit mooy ne yàlla dafa créer adduna pour lu dul ci caaxaan daf ko créer pour que nit ñi ne ci jaamu yàlla ci dëgg alors que moi j'ai dit que yàlla dafa créer waxul loolu de déedéet xam naa ne waxul loolu man maa yow li nga wax laay wax yow non yow da nga non xaaral yow lan nga wax yow Cheikh Baye yow lan nga wax Cheikh Baye dama ne la yàlla bindul àdduna bi ngir foo parce que boo ko firee ak beneen aaya bi mu wax wa maa xalaqna samaa wal arda wa maa baynahuma laa'ibiin binduñu àdduna donc ça veut dire que bu ko créé wul ngir foo da ko bind pour lu sérieux daal loolu nga jublu wax waaw voilà très bien loolu du tafsir bi nga génnee waxul loolu ça n'a rien à voir fële la ko teg dafa ni que Dieu a créé les cieux et la terre pour montrer son pouvoir pour montrer li nga xam ne moom mooy sa puissance moo tax quand Dieu montre sa puissance nécessairement il le crée sur quelque chose de réel il crée quelque chose de réel pour montrer aux gens que ceci est la réalité c'est pour ça que Dieu dit déglu de Allahu akbar kabiran Dieu il dit dans le Coran que ceci est aussi vrai que ce que vous sortez de vos bouches maanaam li nga xam ne maa ngi koy wax man yàlla di leen ko wax ci alquran ak li nga xam ne mooy samay ayat fil afaq wa fi anfusikum afala tubsirun loolu moo gën a réel la fekk ngeen di wax la shakk Allahu akbar kabira ban verset la très bien xaaral ma génne la ko moi je vous renseigne je vous ai dit ça Dieu la barakatul Quran la shakk ci loolu Abubakar on dit la baraka pas la baraka voilà j'ai sommeil voilà mets ça dans ce compte là voilà mets ça dans ce compte là
Irada góor gi mu ngi laaj ndax lii di nga ko yóbbu YouTube. Voilà, très bien. Xam nga, ironie du sort, je me rappelle un petit-fils de Cheikh Ibrahima Niass. Dafa am samay xarit yu mu xamoon fii un jour, alors ils sont venus me voir ñu nekk ci suuf immeuble bi di waxtaan. Lu mu wax ci arabe rek firil ma ko ñuy waxtaan ma ne lii de yàlla wax na ko ci aaya sàngam yàlla wax na ko ci alquran daal di wax aaya bi ci français xam ne ñu ngi koy waxtaanee nii ba ngay joxe les directions dans le Coran ngay waxee versets yi dans le Coran xam naa ne indi woo ko ci arabe mais noonu la ñëwee loolu bokk na ci li ma yëm ci yow te noonu la ma téye ba nëgg ni si ni il m'appelle ñuy waxtaan la chèque ci loolu donc aaya bi ma la doon wax mu ngi nii Abakar donne-nous le verset. Sourate 51 verset 23 D'accord. voilà lu aaya bi wax. voilà Sourate 21 51 verset 23 Vas-y lu aaya bi wax. voilà fa wa rabbi samaa'i wal ardi innahu la haqqun mislama annakum tantiqun allahu akbar kabira c'est de yàlla non gars yi maa ngi wàcc xoolal Cheikh Baye si je continue comme ça ce sera pas bon pour toi non je vais da nga bëgg a daw. non daw fan non mais j'ai reçu un appel là j'ai bombardé maintenant je xam nga vraiment yow tu es mon ami vraiment yow bëgguma nga jaaxle ci dara et franchement je suis là depuis plus de 4 heures de temps malgré 3 heures de temps malgré que j'avais sommeil wax dëgg yàlla maintenant ça moom ça suffit voilà vraiment ça suffit ba ma récupérer jël ay force ñëwaat donc encore une fois je t'ai prouvé que ni cette aaya là clôt le débat cette aaya là wallahi al-azim oh là là cette magnifique aaya de Dieu mu ngi nii fa wa rabbi samaa'i wal ardi innahu la haqqun misla ma annakum tantiqun oh subhanallahi al-karim non Dieu est grand léegi maa ngi leen di tàggu je crois que nous avons assez discuté j'ai assez démontré mes positions qui sont réelles et factuelles ah oui mais nous continuerons le débat ce sera à votre guise nee naa man ci xare laay dee la chaque kon vraiment jërëjëf maa ngi tàggu ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay kulluhum hakaza ila xadan ila xadan donc am nga yal na la yàlla fay tey moom riitaan loo nga ma bu baax a baax mais Alminhaj mën naa la fa may inscription gratuite pendant 1 mois inchallah ça pourra aider un peu bon bu dee 1 mois day bëri mën naa la may 2 semaines. Par Dieu j'ai pas besoin de ça. ak ça. Ah ouais. Ah d'accord léegi d'accord. la bëgg affaire bi moo métti ba nga ne da ngay dem nii garaawul léegi yow soo ndogoo ba jël charge ba pare ñu continuer fi ñu tegoon suñu daay parce que yow bu fekkee ne yow ak gëmantu bi nii ak xiif bi nii laa lay teg lu métti lii nii boobu ba léegi. non yow bu ma lekkee dama lay këlamti ko. lu métti la. dama lay këlamti ko. waaw baax na ba nga ñëw amul problème. en tout cas ñi fi nekkoon di déglu ñëpp xam nañu tey tamit on a vu comment ça s'est passé. ñi fi nekkoon ñëpp kay am nañu ay nopp ak yuur. maintenant di fàttali mbokk yi li ñu doon def nii man ak Aboubacar échauffement la woon waxtaan dëgg-dëgg bi duggaguñu ci te moom mooy ci wahdatul wujud ci téere sufiyanke yi donc comme ni nga xamee ne joueurs yi balaa match bi di commencer dañuy échauffé wu donc on était en train de faire des échauffements juste Aboubacar gis boo demee ba jël force nag nekk en plein de tes forces et de ta forme nga ñëw wax ma ñu dugg ci match bi réellement jaajëf. C'est jusqu'à la coupure parce qu'il est 17h30. Je crois que c'est ça que je vais faire. mais Aboubacar talsam bi nga doon wax noonu l'autre fois là war nañ ci kii de talsam bi yenn milliard bi noonu. ah wax dëgg yàlla yor naa ko fi nag yàlla xam na. waaw après ñu wax ci. waaw aja yow rek laa ciy déglu. allez merci beaucoup. aja jaajëf. mais signature Aboubacar.
voilà chaque ci loolu incha allah. la chèque. bon man maa ngi leen di tàggu gars yi maa ngi leen di tàggu yi ñëpp Mohamed soxna Dada Cheikh Baye. dara dafa yéeg pour soutenir la ngay wàcc. non loolu sagal sax. dama fier parce que yow démb nga saaf nu mu tuddati bismillah Ibra Fati tey dans tes sommeils nga saaf Cheikh Baye vraiment. non yaa man yaa ëpp doole yaa ëpp xam-xam dama tëdd mais nelaw c'est mémorable ça c'est mémorable ça. waaw tey moom c'est lii moom dañ koy enregistré Cheikh Baye xamal nga ne da nga jël sa wàll de démb ba tey Aboubacar mu ngi ñu torturé. mais Dada ça doit être marqué dans les annales. non bii moom mooy talsam bu mag bi mooy talsam bu mag bi. non mais laa chaque yaa leen man dawal nelaw yi nag Ibra Kébé Mbaal. waaw moom je parle ok mais tàggu naa leen ñëpp nekk leen ci jàmm incha allah. ok laa chaque xamoon nga ne da nga jël sa wàll di Cheikh Baye da ngay sangatu rek ñuy sangatu ñun mënuñoo ñàkkee noonu nga laaj nga am nga laaj démb ba léegi Aboubacar mu ngi ñu maltraité da nga jël sa wàll da ngay wér rek ñuy wér. mais man li ma jaaxal mooy Abou moom li ma jaaxal moom moo daw te tamit moom moo fi amoon luñ ko laaj lu mu xamul mu ne j'ai sommeil wala njuumte mu def ne j'ai sommeil. man daal j'ai sommeil moom jël naa ko fu ma defatee foofu dinaa ne leen dama argument. très bien mais da ngay fay droit d'auteur nag boobu moom faa nga fay am droit d'auteur. Aboubacar dañ koy ñaanal mu gudd fan au moins li ma neex au moins mu ngi stimuler intelligence nit ñëpp a ngi toog di gëstu ak a lire waaw loo si mën di dégg tamit non rek tamit ñun mënuñoo souffrir presque 18 heures d'horloge yow si Cheikh Baye ngay nelaw démb ba léegi boo yeewoo doo jël sa wàllu mënu nekk li ngay sangatu rek la ñuy sangatu ñun ñëpp maa ngi leen di nuyu. tey ci suba de moom ñoom Cheikh naa ci live ci Indicible comme xare Badar de moom Cheikh naa ak Lunis. non kon fekk yow démb si guddi moo Ibra Fati ak ñun ñii ñëpp man alkaati ñoo loolu laa dégg ça m'a échappé. mais daf ñu mujj def yu kenn xamul. noonu lay def de quand il est dehors yëpp day timaatu saaga kat tuba ka daal te du déglu kenn. xalaatu ko non Aboubacar beneen nit la non au moins il fait de l'effort man li ma jaaxal rek dans tout cela quand même on doit apprendre une chose mooy moom démb moog Ibra Fati li mu wax yëpp ci livre bi Ibra Fati aussi dafa ñëw wax le contraire yamul foofu mu andil ko xasida Cheikhouna Ahmadou Mbacké andil ko xasida mag yi nga xam ne dañu kennal seen borom mais terewul j'aurais bien aimé xam lu tax moom tout le temps mu téye fu mu téye loolu moom c'est une question damay bàyyi ba mu yeewu te duma ko laaj ci plateau parce que duma bàyyi ma wax day jàpp ne dama ànd ak kenn alors que c'est juste une question légitime comme toutes les autres questions yi nga xam ne war naa koo mën a poser quoi noonu laa ko gisee. soo ko posé jël sa wàll de fi mu toll nii il a sommeil mais soo ko posé il aura encore sommeil dana lim nelaw doyut. Allah akbar Allah nu protège dinaa ko laaj de incha allah maa ngi leen di nuyu Mohamed nuyu naa la sama rakk ji kii bind mbind mu bula bi tamit nuyu naa ko mbind mee sew. mbind mee sew wala Nasiru Bida maa ngi lay nuyu maa la delloo nuyoo. bind bi la mënta léegi daf koy camoufler ne mbind mee sew wala dafa el a sommeil. jéem a jaay yeewoon dina bind mu sew. non j'ai pas sommeil mais mbind mee sew. non sama benn oncle moo ko mës a def ñuy wàcce kaamil mu ne moom nañ ko jox Fatiha wàcce kaamil de moom mooy Fatiha xul Allah naka falaxi ak naas parce que li ci des mbind mee sew léegi nag ñun tout le temps dañuy suivre loolu. naa war a jël Mohamed Taha bu ñëw. aywa salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah naa si xaaral jëli Mohamed Taha naa Mohamed Taha ñëw rek bul wàcc kaw nga sa ba nga wooree woo Taha dafa yàgg quoi ñi nekk fii di wër loolu di laajante ay question waaw Irada an kay non du ma ne xamul dara ci li muy wax de li muy wax xam na ko de li muy wax kay xam na ko maanaam yii ci boppam moom laa yittewoowul koor gi rek mais li muy wax xam na ko kay. Nasir pour ma àggale li may wax maanaam Aboubacar da ngaa jàpp ne maanaam fi mu téye mooy pas-pas bi nga amee ci wax jooju noonu moo tax nga commencé di jàpp ne jàppul fenn maanaam quelque part day xaw ma ne ultimate day perdu ci biir ay kiyam maanaam
bu waxaat ba retrouver waat boppam weddiwaat boppam réeraat ci biir encore wax ji maanaam dama koy diglu fan yi yëpp muy wax mais man dama naan Aboubacar mi xanaa non leen da koo dab daal. non bokkut ak ultimate moom kenn bokkut ak moom wax dëgg yàlla Aboubacar moom non mais bokkut ak ultimate. non waxuma ñoo bokk même ay kii wala dara mais ni ñuy def maanaam des fois xam nga ultimate des fois day dugg ci benn affaire ba réer ci ba génnaat ci te du ko seetlu mais saa yi moom man ni ma ko gis nii surtout man. waaw xam nga mais nag kii dafa am non Aboubacar nag réerul nag de pour débat bii nii débat bii fi jàll nii wax dëgg yàlla Aboubacar réeru ci de li muy wax li xam nga réer lu mu xam wax na ko lu mu xamul daal di koy bàyyi noonu. non xam nga réer ci mooy wax dëgg yàlla mooy ngay bañ benn affaire Nasir xam nga lu may wax réer mooy lan ngay bañ benn affaire mais ci sa ay propos da ngay dem ba nanguwaat ko ci biir propos yi te doo ko yëg. lan la fi bañ ba pare nanguwaat ko. moo xam wuyu ma moo xam da nga koy waxee beneen façon waxin bu bokkut. non waxuma loolu de. ba pare Iraadu waxuma loolu dama ne lan la fi Aboubacar bañ ba mu yàgg mu nangu ko. xam nga Aboubacar dafa attaqué affaire bi depuis barki démb xam nga barki wala boog fan yii yëpp maa ngi koy seetlu ma koy def. waaw lan la attaqué ban affaire. Nasir doo déglu damaa fàtte wala lan nga may jéem a surxaan yi. déet non bul ñëw ne dafa attaqué benn affaire waxoo affaire ba ban affaire la attaqué. maanaam Aboubacar boo laajee Mouhamed bi depuis barki démb wala barkat démb maa ngi koy wax Mouhamed bi ne ko may Aboubacar lu mu xewee la fan yii ba dugg ci ay affaire yu kenn xamut lu mu doon problème bi li may wax mooy maanaam bu Aboubacar waxee ne maanaam wahdatul wujud mooy lii ba pare moom toog di expliquer wahdatul wujud maanaam pas-pas bi ñenn ñi am ci wahdatul wujud mooy lii lépp mooy yàlla ak nangam sangam comme ni ñu koy waxee ak ñi nga xam dañ ne existence yu yàlla bii nii moo tax yeneen existence yi am bu dul woon boobu existence am boobu yeneen yi duñu xam ne bay am loolu la Aboubacar doon loolu kan moo ko wax maanaam kan moo wax wahdatul wujud mooy existence yu yàlla moo tax yeneen existence yi am kan moo ko wax. Nasir da ngaa bëgg a débat ak man ci ay wahdatul wujud wala loo mooy benn bedale yi yow loolu mosoo ko dégg. non dama lay laaj kan moo wax loolu rek laa lay laaj ban borom xam-xam moo wax loolu. wuy ma ñi ko wax maanaam man nekkuma sax dem di la demal ci borom xam-xam yi wala fenn maanaam ñi koy wax rek dafa bari. ñi am pas-pas wax di nga dem ci borom xam-xam yi nag wàcc leen débat bi ma ak Iraada la li ci des. boo liggéey des ci de ma da ngaa xam ne ñëwee. Cheikh Baye wàcc leen li ci des ma ak Iraada la. Nasir boo ci duggee dag ci des de. man xam nga. léegi kan moo ko wax maam kan moo la wax ni wahdatul wujud sax maanaam mënut a firi loolu maanaam loolu moom ay naxaate la wahdatul wujud mënut a firi loolu mënut a firi ni existence yàlla bi moom moo am ba pare léegi nag existence yàlla bi mooy dëgg mais yeneen yi existé nañ mais seen existé gi du dëgg loolu ci boppam mënut a firi wahdatul wujud mooy benn am moo am mooy amuk yàlla gi kon leneen loo gisaat tamit yàlla la rek loolu mooy wahdatul wujud. déedéet non wahdatul wujud nag firi wut na leneen loo gis rek yàlla la fan la nekk ci biir phrase wahdatul wujud wax ji nga wax ni. loolu lay firi boo nee benn am moo am suñ la laajee ndax yàlla am na nga ne am. non c'est pas vrai non c'est pas vrai da ngaa bëgg a firi wax yooyu amut. bu dee da ngaa bëgg a firi wahdatul wujud ba ne wahdatul wujud lii lay firi da ngay wax exactement li baat yi firi mooy doo dem jël sa baat. waaw Mouhamed bu gën a combattre moom de wàccee na ñii de yow man may tooñ nga wàcc. Nasir xam nga man boo demee man foofu noonu li tax nga nar a sonn mooy da ngay wax ba pare bëgg a indi sa waxi bopp kon ci boobaa du ma ko nangu. parce que baat yi nga wax ni yow maanaam waa léegi acca léegi def ko temps léegi dama lay laaj yow nii nga firee wahdatul wujud ne wahdatul wujud jërul temps parce que débat wu ma man nañ cee wax loolu neex na. waaw léegi d'accord léegi dama lay laaj léegi yow nii nga firee wahdatul wujud ne wahdatul wujud mooy maanaam yàlla amam gi mooy mooy maanaam comme ni ko gars yi waxee mooy xaqiiqi yeneen yi majaaz la kan moo ko wax kan ban suufiyanke moo leen wax loolu. waa léegi taxal ma wax la da nga maa dégg ma firi wahdatul wujud terme bi ci boppam wala loolu nga dégg. non yaa ko wax sànq yaa ne wahdatul wujud mooy maanaam lépp lu am yàlla ko am non pas que damaa firi baatu maanaam baat yi ñaari baat yi di wahdatul wujud nekkoon na loolu laa def dama ne la déggin bi nit ñi di am ci wahdatul wujud déglu bu baax li may wax déggin yi wahabis yi day ñëw song la daan ne la xaj bi yàlla la mbaam mi yàlla la mbaam xoox mi yàlla la duus bi yàlla la loolu mooy wahdatul wujud ñoom loolu lañ lay songee Sufiyanke bi ñëw ne leen déedéet wahdatul wujud ne veut pas dire que lépp loolaan yàlla la waaye existence suñu borom bi moo tax existence yi yëpp am waaw Sufiyanke dañuy wax loolu du loo gàtt dégg-dégg mas ngaa dégg loolu. non ban Sufiyanke moo ko wax. léegi xaw ma ko dégg nga bu dee da ngay dof la sama kaw man maa la gën a sakk foofu. déet man musuma dégg Sufiyanke man nag bu ma nee Sufiyanke maa nga ca borom xam-xam ya nekkuma ci panel bi man bu ma nee Sufiyanke maa nga ca Sufiyanke ya.
Nasir xam nga lu tax dama dem ak yow foofu gis naa la nga dem gis naa ba tay gars yi débat ci groupe WhatsApp avant TikTok Nasir ba ma la xamee du tey. non man Nasir gis musuma woon naa la ci WhatsApp moom musuma débat wax dëgg lu quoi. am na benn débat képp tout simplement mooy Khadim Ndiaye ak kii waa ji ci lii képp lañ doon wax. man xam nga demuma di jàngi ji. wax léegi Khadim Ndiaye du borom xam-xam maanaam Khadim Ndiaye waxuma ko. borom Soufiane laa la wax waxuma ay Khadim Ndiaye ak Cheikh Baye ak Seydi Ali. waaw léegi Khadim Ndiaye du Soufiane waaw d'accord léegi sax nga loolu rek la Khadim Ndiaye du Soufiane léegi man maa wax ne existence yàlla du maanaam du Marignan du delluwaat ci leer la léegi bàyyil ma defaraatal la ko man maa wax man Lamine maa wax ne yàlla dafa exister moo tax li ci des yëpp exister bu exister doon yooyu duñu exister Soufiane la maa ko wax léegi aywa waaw yow say daa fonctionné ak man. waaw non kon maanaam yow say xalaat ngay wax quoi maanaam waxoo xam-xam mais sa xalaat nga ñëw di wax. samay ban borom xam-xam nga bëgg a indi ko ba xam ko boo fi indee kooku la muy wax du ay xalaatam waxal indil. non man dama lay laaj rek ba xam yow say xalaat ngay wax wala waxi sufiyanke yi ngay wax. non da nga ne ban sufiyanke moo ko wax man wax naa ko sufiyanke la. non yow doo sufiyanke yow doo sufiyanke yow benn kii nga nii rek. daa tax yow da ngaa tax ñu naan sufiyanke. indil ibnu arabi nga taajal ma ko fii boo ñëwee man la ay xalaat yow xam sufiyanke yow iraada nga jiite. kii buñu naan iraada benn société buñu naan iraada moom nga jiite yow iraada yi nga iraadi doo sufiyanke dégg nga. Nasir xam nga man aaru diglu moom am naa ko gis nga su ma gis nga iraada nag loolu gars yi dañ ci nappaate rek naan la sufiyanke li ñuy wax mooy am gi gars yi am nekkul non amul yàlla gi mooy dëgg loolu boobu bokkut ak li gars yi di wax de bokkut ak li sufiyanke yi di wax de. lan la gars yi wax waxal lan la gars yi wax xam nga problème mooy la Nasir non bokkut ak li ñuy wax mënut a jël wax yëpp da ngaa mënut a jël sufiyanke yëpp nga tënk leen ci benn pas-pas ci loolu wala boog ci benn waxin wala kenn wax nga jël yëpp tënk leen ci benn affaire maanaam bu ma naan sufiyanke yi waxuma sufiyanke yëpp mais sufiyanke yii wax wahdatul wujud laa wax quoi nekku sufiyanke yëpp koy wax maanaam am na ci sufiyanke yi ñenn ñoo xam ne sax dañuy kii loolu maanaam dañuy bañ loolu di ko kii ak yooyu noonu di wax naa wahdatu shuhud lañ war a wax ak dugg na fii génn na fii am na mais man ñi koy wax laa ñi nga xam ne dañ koy wax te gëm ko mbir mi dafa gën a profond ay expression ngeen di wax fii ngeen di làqatu ni ñoom waxuñu ko Nasir mbir mi gën na profond ay kii ay maanaam ni ñu koy waxee termes yi ñuy utiliser nii kat des fois mbir mi daf koy jëf ji des fois day aaja xool daal maanaam pas-pas bi dëggantaan li nit ki gëm lan la est-ce que réellement yow gis nga benn sufiyanke ci àdduna bu gëm ne mbaam xuux mi yàlla la xam nga mënoo ko génne xam nga amul donc kon affaire bi day weesu terme yi nit ñi di utiliser terme bi nu mu mën di nekk ñaari baat ba nga tënk ko fenn ba pare yow da ngaa war a xool dëggantaan est-ce que ci sa àdduna mas ngaa gis sufiyanke borom mbaam xuux gëm ne yàlla la. non maanaam sufiyanke bu ne lépp lu am rek yàlla la loolu mbaam xuux am na kon kay mbaam xuux mën nga ko cee dugg maanaam mën na bañ a wax mbaam xuux bi yàlla la mais su ne lépp lu am yàlla la maanaam lépp lu am yàlla la waxuma lépp lu am maanaam lépp lu am ci boppam yàlla la amam gi yàlla la moom yàlla la yàlla la. Nasir xam nga bu dee ay wax rek man mënuma waxaale na bu dee ay wax kese Nasir bu dee wax kese utiliser ay kalaama mënoo ma bëlëfe bala ngaa continuer ci lii mën ngaa continuer mën a laaj ngir yàlla est-ce que ma indi la benn texte ñu xool ba non Nasir defal ndànk man dama laa laaj question bu simple ngir yàlla bala ñu ko romb mën nga ma cee dimbali ngir yàlla est-ce que mas ngaa gis benn sufiyanke bu romb mbaam xoo gëm ne yàlla la non déedéet maanaam comme façon bi nga ko waxee nii maanaam sufiyanke non gis naa ko maanaam gis naa ko quoi maanaam gis naa ko mais ñooñu tuddee wu leen ay sufiyanke ay lamdaale non gis naa ko mais maanaam gisuma ko ci borom xam-xam yu mag yi quoi mais gis naa ko ci maanaam ñi woowee seen bopp ay yàlla ak yooyu ñi ñu dëkkal fii ñoom moom lépp la ñuy wax yàlla la boo nee leen xaj bi yàlla la ñu ne la waaw yàlla la. xam nga ñoom li ñuy wax gisuma ko ci téere quoi. ñoom li ñuy wax lan xam nga ñoom dafa am lu ñuy wax maanaam dane yàlla mënees na koo gisee ñoom maanaam mënees naa ñoo gis yàlla ci lu ne loolu la ñuy wax ñoom. non ñoom dañ lay wax ni yàlla la ci boppam. ah non kon mos nga dégg lu ma déggul wala nga dégg lu ma déggul waaye man li ma comprendre ci ñoom mooy maanaam lépp lu mu mën doon mën nañ cee gis yàlla ñoom man loolu laa comprendre ci lay pas-pas. ah yow yaa ko comprendre noonu mais ñoom nag waxuñu loolu nag. non man parce que xam nga ñun ñëpp nag ay doomu aadama lañ dañuy diir wala yow ci boppam yàlla la boo leen joxoon noonu xaj bi ne leen ndax xaj bi yàlla la ñu ne la waaw loolu dëgg la xaj bi yàlla la loo leen joxoon ñu ne la loolu yàlla la. kon xëy na man maa des man diglu naa leen
mais compréhension bi ma am seen ay mbir mooy ñoom mën nañoo génne yàlla ci lu ne maanaam yàlla maanaam nuñ koy waxee comme nañ buñu naan gis nañ yàlla ça veut dire que maanaam dañuy gis yàlla ci lu mu mënti doon mbindeef mu mën doon mën nañ cee gis yàlla ñoom pour man boo pas-pas la ñu am sonn yàgguma nag di leen suivre lu bari bari mais ay comme nii nga fi gisee yéefar yi jaar fi ay temps di ñu kii lañ fi jaar na yàlla jaar nañ fi ay temps tamit waaye damaa bëgg nga xam rek compréhension yi ngay am même alxuraan yi ngay tiim di ko jàng da nga ciy amee compréhension bu fekkee ne ibnu nangam daa wax dara da nga ciy amee compréhension parce que am ngam xel boo liiree li mu wax ba pare da nga comprendre dara noonu tamit lay amee ci ñi ci des ñëpp mais mënoo jël sa compréhension bi nga am daal ciy jugé ñi des ñëpp daal ne forcément bii képp la war a doon boo ko defee yow yaay jum non man awma sama compréhension ñoom li ñu wax moom leer na moom mooy ñoom dañoo gëm lii lépp naa seen am nga compréhension moo tax seen benn kilifa li taxaw mooy li nga wax ni ne wala kenn si ñoom taxaw fii nii Nasir bu fekkee ne nit ki dafa wax ba pare nga daal di dégg li mu wax nga comprendre ko am ko noo ko déggee point que ne am nga ci compréhension ci li mu wax lan ci comprendre nag mën naa wóote trop ak la muy wax mais de toute façon am nga ci compréhension yow waaw mais moom loolu la sa wax compréhension gi bu dañee ci yow rek maam tey jii compréhension gi bu benn waay bu ma tase woon ci mayga bi benn waay bu ma tase woon ci mayga bi mu bëgg a de wax mayga bi def ci poobar gi mu ne ko def ci yàlla ji maanaam poobar gi lay wax yàlla ji moom ci ñooñu la bokk quoi kooku man li ma si mën a déggee mooy dafa jàpp ne poobar bi yàlla la rek mais ay yàllaa ko bind ak waaye sa déggin yooyu yëpp ay loolu sa kii déggin la d'accord mais seetlu nga bu baax phrase yi nga utilisé ni ma ci mën a déggee waaye seetlu nga bu baax li nga wax ni ma ci mën a déggee ça veut dire que sa déggin ngay waxee fi mu ne non li ñu wax ñoom man moom laa dégg maanaam li ñu wax rek man moom laa wax rek xam nga ni mënoo ko maanaam defalaat tawilu ma seen wax wëlbatiwuma li ñu wax moom laa wax non mais da nga ne li nga ci déggee li nga ci mën a dégg mooy poobar ji mooy yàlla loolu nga ci mën a déggee waaw loolu la wax bu waxee loolu ngay duñ ci dégg li ma ci mën a déggee yow yaa ko waxal sa bopp Nasir gis nga chaque jour ma dégg la fii nga daan ne nga wax benn affaire ba daan lii nii lañ koy déggee wala naa lañ koy déggee waaw bu boobaa man maa wax man mi wax kay su ma waxee ni li ma wax des fois nga wax dara daan ne nii lii laa lañ ci koy jublu déggee loolu moom leer na wuyu ma su fekkee ne yow dañ laa war a autoriser maanaam bu nit ki waxee nga jël sa déggin boobu noonu jàpp na boobu rek a valide bu ëllëgee da nga wax ba pare ñu jël ci wala boog beneen borom xam-xam wax nga bëgg a jubbanti wax ji du sotti dal nañu fii ci ay yoon yu baree bari ci ñetti bi daay yi fi doon wax keroog maa yow yëpp lu mel noonu moo ci am parce que da nga am benn déggin boo xam ne nii keneen day am beneen déggin mais da ngay bëgg a lànk ne bii kese moo baax te fekk ne am nit ñi amee xel mën a diglu mën a dégg yeneen déggin gis nga wax da tutu jot gi ngeen di wax nii tourner tour gis nga seen li leen gën a sonal ci àdduna mooy da ngeen a bëgg chaque fois que prouver nit ñi ne sufiyanke yi daanaka du ñu ay nomtulati rek ci essayer ba te lu ngeen ŋàbb nag bañ dajj ko da ngeen mën ne yéefar ba ñëwoon ji ca miraas ma te Ibrahima mi fi nekkoon sànq doon commencé génne formule mathématique yi saa yi commencé àppaat ndax jàpp na ne li mu jàppoon ba jàpp ne mooy liy war a dajj alxuraan ndekete yooyu jàpput ci dara loolu moo leen dal tout le temps da ngeen sonn rek waaw moom nag non non loolu moom daluñu moom parce que maanaam waxtaan wii passé wii passé nii maanaam Cheikh Baye kiiwu fi dara maanaam leerulu fi dara ba tey Aboubacar dafa taxawoon non leerulu fi dara wax dëgg yàlla maanaam dafa ñëw di laaj ay question moom jàpp na ni bu laajee ay question rek après yow bu la laajee benn question nga wax benn aaya mënoo ko wala dara moom jàpp na ni loolu mooy après moom débat bi moom moo gagné wala dara loolu nga bëgg a tëjee ci wax ji moo ci gën a gàtt de loolu nga bëgg a tëjee ci wax ji moo li ci am gën a njariñ du mooy nga ñëw di wane nit ki niveau am wala nga ñëw di wane nit ki day juum ci xadis wala day juum ci aaya déedéet loolu amul njariñ li am njariñ mooy nit ki li mu indi nga leeral ko Nasir bis boo ne woon Cheikh Baye indi na fi dara la may bett dégg nga non voilà non xanaa bu weesoo aaya bii ñu mujjee jàngat maanaam bil xaqi ji moom Cheikh Baye laa ci àndal waaw foofu moom wax dëgg yàlla bil xaqi ji moom loolu lay firi foofu Cheikh Baye laa fa àndal li tax nga ànd mais bu weesoo loolu aaya yi mu indi woon kasara ak xaw ma nu mu te baqiyatin aaya boobu noonu Aboubacar da ko cee saaf da ko xaw a rey Nasir li tax nga ànd ak Aboubacar mooy Nasir bi ñu xamoon bu yàgg ba léegi si kese dara da cee changé wul gis nga fii record moo fi am maanaam gis nga dañuy suñ xel yi day enregistré histoire nit ki ak ay weddeem ak i gëmam des fois da nga ñëw nga wax dara lenn rek moo ñuy bett maanaam li ngay waaj maanaam exemple débat bi maanaam lenn képp moo ñu mënoon a bett mooy nga ñëw ànd ceeg Cheikh Baye Aboubacar kese moo mënoon a bett ñi ci live bi ñëpp
non lii moom mënuma cee ànd ak waaye Cheikh Baye loolu wax la dëgg yàlla wax dëgg yàlla lii moom non non mënuma mais cee ànd parce ak que Cheikh dafa Baye parce que Aboubacar bi mu koy weddi lii Aboubacar bi moom mu koy weddi dafa fekk ñu dégg la yow nga weddi ko ba tàyyi waaw loolu moom dëgg la moom mu amul lii moom donc mënuma c'est cee ànd ça ak Cheikh Baye aussi Nasir lu Nasir loolu lu kese dul ci la aaya du bi leneen rek aaya bi ñu mujjee wax moom li ci Cheikh Baye wax moom moo wér quoi bu dee ci aaya bi ñu mujjee wax waaye jërul ngay mais compal ñeneen Cheikh Baye yëpp ñun nag naan nañ affaire yi gis nga jërul ngay compal Cheikh Baye naan moom laa àndal fii ak jërul ngay ànd ak moom waaw fenn non te li combal mu naa wax ko aaya boobu noonu non aaya boobu moom li mu fa wax moo wér moom mais wax yow dëgg may yàlla ñu jël nga xàtte naan foofu moom Nasir li may firi ñu mooy yàlla Nasir bindul may ci ñu caaxaan gis nga man ni ngay seen nii su ma digloo benn affaire boo xam ne nii ab Sofianka layal na ko ba sonn surtout ci sama xel du ma ci wax parce que ndax lan damay gëm ne Sofianka bi wax na dëgg muy pas-pas mais mënuma prouver fenn na yii mu wax loola moo tax du ma ci wax damay préférer noppi ci mais gis nga wax Jawahirul Mahani moom maanaam pour que ñu convaincre la ci pour man du jafe non yow ci affaire bii laalaguñ ngeen jawaahir da ngaa bëgg ñu laal jawaahir wala laalaguñ jawaahir bi non ci kii bi ñu doon wax sànq wax datul wujjoot gii ñu doon wax sànq parce que man dama cay seetaan débat yoo xam ne bi non ma ko kii Ibn seetaanee Arabi moom Ibn Arabi lay wax lu ci bëri wax Ibn Arabi lay non wax mais xam nga man barki démb dama ko fekk mu indi Jawahirul Mahani parce que fii bi mu ñëwee ci live bi loolu la wax nee na Jawahirul Mahani laa demee jël fa samay sources indi ko gaa yi mer loolu la wax loolu waaye Aboubacar jawaahir wax nag moom jawaahir neexut a layal de jawaahir de layal gi moom da ngay ñëw di laaj ay question rek waaye xam nga man sama ba problème mooy temps bi lan jeex kii man suñ kii saa bu wax ji déclenché woo man damay diglu sama xel am naa am xel daal dofuma junne jàpp ma danaa utiliser sama xel ah man mais mi gis nga tamit bi am ma na xel di wax dëgg ni nga amee xel moom wax la dëgg amee xel di non waxuma la waxoo xam nga maanaam naase bu fekkee ne suñu waxtaan bi noonu la nar a demee day xam nga dañuy mel ne ñaari nit ñoo xam ne dañuy kiyante rek te du loolu maanaam damaa bëgg a wax rek ne su may diglu kuy wax ci Jawahirul Mahani egsi wu ma rek daal ne ok damaa war a gëm lu waa ji wax par force damaa yorum xel di diglu su waxee ba convaincre ma su ma ko wéddiwul it dama ciy noppi dama ci wax waaye su ma diglu ak sama xel mi bu ma déggee lu ma convaincre xam naa ko gumba taxlu nag daluma moom maanaam ci lu ñëw rek ma amee ci gumba taxlu mais am na xeetu weddi yoo xam ne genre feebar la daal xam nga mbir mi da nga koy kastre ci sa xol bi tëf ko maanaam loo waay man di indi da ngaa pare pour weddi ko même avant muy wax li muy waaj a wax yéen gi weddi fi mu ne nii ko aji ndëppal la moom sax wax dëgg yàlla moom nit ku kii la moom càppaar gi waaye xam nga rek dafa am xeetu weddi yoo xam ne nii maanaam dinaa abonné leen tey aimé di partager di participer di envoyer ay cœur